نون والقلم وما يسطرون. Mohamedan Dieng, membre de la commission communication donc du comité Yaatal Mbindum Alxuraan. Voilà, nous sommes là au Grand Théâtre pour les besoins du concours initié par la C3S qui est nommé Yaatal Mbindum Alxuraan, qui a comme but donc de promouvoir l'écriture et la calligraphie du Saint-Coran. Et nous sommes ici pour célébrer le concours proprement dit. Comme vous venez de le constater, les candidats sont dans la salle de l'examen en train de faire leur examen. Et chacun d'eux a un sujet, un robot en quelque sorte, choisi par le jury. Et ils ont tous 3 heures d'horloge donc pour terminer leur examen. À l'issue de cette, il y aura une cérémonie de remise des prix qui est prévue le 26 mai, ici même au Grand Théâtre. Et ces lauréats seront primés donc, au degré de leur mérite. Voilà, au début, on avait 540 candidats répartis dans presque toutes les régions du Sénégal. Et on a fait une présélection à laquelle on a retenu 60 d'abord. 60 parmi ces 540 déposants. Ces 60 ont passé un examen qui était en quelque sorte un premier tour, j'allais dire. Et à l'issue de cette première phase, on a sélectionné 35 qui sont présentement ici et qui sont en train de faire l'examen. Asalaamaaleykum, maa ngi tudd Khadim Mbaye maa ngi bokk ci commission communication ci comité initiative Yaatal Mbindum Alxuraan comme ni ko Mahmadan Dieng waxee léegi pour def concours bi nga xamante ni moom la ñuy C3S moo ko taxawal mu tudd concours Yaatal Mbindum Alxuraan ñu jublu ci dundalaat Yaatal Mbindum Alxuraan muy doon lu am solo loo xamante ni dafa bokk ci mënul ñàkk ci njàngum alxuraan ba pare ñu seetlu woon ni dafa xaw a dee wala nit ñi xaw koo sàggane ki nga xamante ni nag mooy président directeur général bu C3S nga xam ni moom produit wu daara la mu xalaat ni loolu war na ci apporter touche am pour dundalaat ko loolu moo ñu fi boole tey donc am na procédure bu jiite mais tey jii ñu ngi ci ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee concours bi nga xam ne ci la ñuy tànne ñi nga xamante ni bu ñu demee incha allah le 26 fii ci Grand Théâtre ci la ñuy jël 3 lauréats yi ñu jox leen neexal. waaw cérémonie bi incha allah ñu ngi koy def le 26 mai bii di ñëw ci koor gi fii ci Grand Théâtre donc ñett yu njëkk yi ñoom ñooy doon lauréats yi ku njëkk ki dina am 5 millions ki ci topp dina am 4 millions 500 ki ci topp dina am 4 millions mais ñeneen ñi ci des yëpp tamit du ñu dem ak loxo neen dinañ leen def joxal ay neexal incha allah. jiite commission scientifique bi ci wàllu concours alxuraan bi ñu koy wax groupe Yaatal Mbindum Alxuraan. tey nag ñu ngi ñëw fii ci Grand Théâtre pour def fi liggéey bu mag bi nga xam ne moom la ñuy tuddee maanaam final bi ndax def nañ dépouillement yi ci nombre bu njëkk bi njëkk a jël ci candidature yi muy 540 ba 548 sax candidat ñu def dépouillement bi xool génne ci 60 yooyu nag ñoom lañ jëlaat bindloowaat leen balaa loolu pour leeral ne ni nga xam ne noonu la candidat yi di bokke da ngay bind benn page boo xam ne ñu koy tudde aw xët wi dañ koo yemale ci fukki bind ak ñett soo ko bindee ba noppi def ko ci enveloppe bind ci sa adresse boutique yi C3S yi ci Sénégal foo ci xam nga dem déposer fa wala Ligue des écoles coraniques ay représentants ci région yi wala ci département yi nga dem déposer fa loolu nag du wóor jury bi ndax ak comité scientifique du leen wóor yow da ngaa xool lii nga bind wala xooluloo ko wala da nga dem ci benn téere photocopier wala déet moo tax ñooñu biñ defee dépouillement bi gis ne 60 yi ci dàq bind ñoom lañ convoqué pour ñu def benn demi-finale boobu ñoom ñëpp ñu taxawu leen surveiller leen kenn ku nekk ñu jox la këyit joxal la suñ bopp ne la baat sàngam ngay tàmbalee baat sàngam ngay jeexal toog di la xool te doo ko xool fenn doo yor appareil doo yor kaamil doo yor dara kenn it du laaj sa morom dañ leen di surveiller soo bindee ba eggal maas ko li ci war lépp nga def ko ci biñ noppee nag ñu libéré leen jël copie yooyu nag biñ ko xoolee ñu tànn ci nag
35 personnes yi nga xam ne ñoo nekk tey ji ci Grand Théâtre pour def lan final bi 35 yooyu nag ni ñuy doxale ak ñoom ñu ngi ci biir di bind comme ni ngeen ko gisee kenn ku ci nekk jox nañ la jumtukaay nañ la ko joxe woon ca bee passé ñu toog di la xool nga bind boo bindee ba pare nag ñi nga xam ne ñooy def atte bi muy jury bi ñu koy tudde lajnatu tahkim ñooy jëlaat kayit yooyu buñ ko xoolee kenn ku ne nag robo lay bind robo mooy boo jëlee xisibu alquran bi nga xaaj ko ñeenti xaaj loolu mooy robo boobu boo ko xoolee daaniki li ci gën a bari bu sa mbind rëyul lool ñetti xët maanaam ñetti page du ko xaw a sori loolu nag mboolem li ci war a dem da nga ko ciy def yooyu yëpp lu ci nekk dafa am ay normes yoo xam ne boo ko bindee ba mu egg su fekkee dara manqué na ca rek dañ koy noté benn bu ci nekk suñ ñëwee ci notification boobu dañ naan mbind mu rafet mi nga xam ne ku ko gis xam ko nga xam ne dafa am ay normes mbind moomu boo ci 100 points yi ñuy laaj mbind mi jox nañ ko ci 40 points yi ci mën a bind li ñuy wax rasmul usmaani mooy yax bi ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci histoire alquran ci mboolem ci àddina bi yax bi noonu lañ koy bindee ku ko bind bu wuuteeg moom dañuy jàpp ne lii du alquran rasm boobu pour nga respecter ko itam 30 points lay doon ci 100 yi muy 70 kon la ca dolli ko waat mooy mokkal gu wér céng 30 points lañ ko jox mokkal gu wér céng niñ koy xamee mooy yàquloo dammuloo araf jëlluloo ay baat dammuloo ay maska jëlluloo fu aaya war a nekk bu dee suuratu nangam suuratul baqarati madaniyatun mi ataani wa xamsun wa samaanuna aaya boo ko defee mi atun wa situna wala leneen ñu xam ne kon yow li nga bind nii am na ay yàq su ko defee jury bi ñoom ñu mokkal alquran lañ di ay jàngalekati alquran gone yi daan bind ay kaamil ñu di ko topp kon ñoom xam nañ li ñuy àttelum doon te itam wutal nañ ko ay règlement intérieur yoo xam ne ak ay dawabit norme yoo xam ne dañ koy respecté ci correction bi loolu mooy taxawaay bi nga xam ne fi la ki bi toll anta bi ni'mati rabbika bi majnun